asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit ñuy déglu ñu ngi leen di dalal ci seen émission stop coronavirus comme ni ngeen ko déggee tey wàllum état d'urgence wàllum pandémie ak lu laale ak sociologie moom la ñuy waxtaanee tey dañ ciy ànd ak suñu invité di docteur Rama Diallo Tall docteur nuyu naa la. fay naa la Marie Rosalie. maa ngi lay nuyu di nuyu aussi auditeurs yi ñuy déglu. waaw nga nekk sociologue chercheur enseignante vacataire sur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dégg nga ci bande annonce yi thèmes yi ñuy waxtaanee tey yépp lan moo waral nga nekk fii yow ci sa gis-gis en tant que sociologue ban importance ban intérêt moo am ci ñu waxtaanee di tey ak yéen ñi sociologue yi aussi ban pàcc ngeen am ci li nga xam ne ci jamono ji moom la askanu Sénégal di dund àdduna yëpp di ko dund. maa ngi lay remercier Marie ñun suñu rôle mooy ñu ngi nekk di jàngat nekkinu askan bi naka la nekkee ci biir naka la war a nekkee ci biir société bi. naka la war a vivre en communauté looloo waral tey sama teewaay bi tey et puis comme dañu nekk aussi ci phase ba nga xam ne stop corona la ñuy wax phase de riposte autant pour moi face au Covid-19 tey xam naa waxtaan bi tey dina am solo lool ci auditeurs yi ñuy déglu. kon nag dañuy rek jéem a dem ba diwaanu Kaolack comme ni ñu koy defee bés bu nekk dañuy jël kenn ci suñu ndaw yi toog ci biir diwaan yi ñu wax ñu tolluwaayu feebar bi nan la tollee ci diwaan yooyu la tey jii dégg ngeen ministère de la santé wax na xibaar yi mujj ci tolluwaayu feebar bi ci réew mi yépp di yëgle ne am na ñaar fukki nit yu bees yoo xam ne feebar bi dal na leen waaye tey ci altine gi am na benn nit boo xam ne moom it wër na terewul nag autorité di fësal ne am na ñaar ñoo xam ne seen situation dafa xaw a métti maanaam ñu ñuy woowee ay cas grave waaye terewul neen ñu ngi def seen kem kattan ngir wëral leen ci bile feebar kon nag dañuy dem ci diwaanu Kaolack jéem a jokkoo ak Awa Thiaw moom mi fa teew mu wax ñu tolluwaayu feebar bi ci diwaanu Kaolack nan la tëddee kon nag dañu koy jéem a nuyu rek Awa Thiaw nuyu naa la Awa Thiaw. waaw Marie Rosalie. waaw ñu ngi lay fay Awa. na def nag. ñu ngi fi rek ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. sant yàlla. tey jii ndax mën nga ñu xamal tolluwaayu feebar bi ci diwaanu Kaolack boobu nga nekk teewal fa rajo Sud FM. waaw ñun nag suñu situation moo di Marie Rosalie depuis le début amoon nañu 11 cas suspects yoo xamee ne si defal nañ leen prélèvement mais ginnaaw bi ñu leen testé ba pare 11 cas yëpp dafa ñëwaat négatif mais nag amaatoon nañ beneen problème moo di 32 personnes contact yoo xamee ni si kat ñi ngi nekkoon ci Sibassor ñu dencoon leen fa daal leen di mettre en isolement mooy contact ci cas bi nga xamee ni si moom moo nekk Ziguinchor parce que dafa jotoon dem ci ñeenti kër foofu nekk fa léegi nag kër gooyu amoon na ak ñoom ay fan léegi nag 32 personnes ñoo nekkoon ci ñeenti kër yooyu ñu daal leen di jël daal leen di tëj nag ñi nga xam ne ñoo nekk waa région médicale daal leen koy garder léegi nag bi ñu leen garder ba pare 32 personnes contact yooyu ñoom itam ñu daal di def ay prélèvement ci ñoom naam bi ñu demee sax ba affaire bi yàgg lool xool nañ leen ba samedi amuñu woon benn symptôme boo xamee ni fii daf doon wanee nii am nañ jàngoro wala déet waaye nag ni ki démb ci dimanche bi ay booru 18 heures dañu génn ñu seet ne ñoom ñëpp itam seen i test bi mu dellu see dafa nekk loo xamee ni fii dafa négatif kon li ñu leen mën a wax rek moo di à ce jour jamono ji ñuy wax ak yéen amagul benn cas confirmé boo xamee ni si am nañ ko ci diwaan boo xamee ni si mel na ni Kaolack naam nit ñi tiitoon nañu nag ku nekk retenir ce souffle ndaxte 32 personnes contact yi ñu ngi wan ci nga xam ne si moo nekk ci Sibassor ñu tëj leen ci nga xam ne moom moo nekk seen kër après continuer di leen suivre mais nag après suivi bi nit ki dem ba 18 heures la ñu daal di seet ñëpp génn nañ parce que test yi nga xam ne si def nañ ko ci ñoom yëpp dafa revenir yëpp nekk yoo xamee ni si yu négatif la par contre leneen loo xamee ni si ñu ngi koy xeexe jàngoro ji moo di dañuy seet ne bu timis jotee ba nga xam ne couvre-feu bi dafa am na daara yoo xamee ni si seen taalibe dootu fi mën a génn di yalwaani wala quoi que ce soit loolu ci wàllu épidémie yi te gouverneur de région jiite ko dafa am daanaka distribution wu yenn denrées alimentaires yoo xamee ni si doon nañ ko def moo tax nag daara yi nga xam ne si ñoo nekk fii ginnaaw boo xamee ne si yenn responsable yu bari ñëw nañ joxe li nga xam ne moo nekk ndimbal directeur général bu Sénélec ak Demba Bitèye maire bi nga xam ne si moom moo nekk bu Kaolack ki nga xamee ne si moom moo nekk itam Modou Ndiaye Rahma ñoo ñëpp joxe woon ay ndimbal léegi ñooñu seen bopp daara yooyu dañ leen jox li nga xam ne moom moo nekk daanaka ay vivre pour bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk seen taalibe yi daal di toog fi nga xam ne si moo nekk ci biir ñu bañ a génn parce que
tey jii lu ñu mën rek ba éviter li nga xam ne moo nekk déplacement wu doomu aadama yi ñi nga xamee ne si ñoom ñoo di saytu comité boobu nga xam ne mi ngi saytu mbir mi ngi ci nekk daanaka fàyyiwu ci benn yoon. ñeneen ñoo xamee ne si nekk nañ ñoo xam ne ñu exposé lañ moo nekk corps médical bi moo tax ñoom itam kenn fàttewu leen ba ci tey ci suba rek le maître Nafissatou Diop Cissé nekk ci responsable politique bu demandé woon waa hôpital li nga xam ne moo nekk seen expression de besoin ngir mu jàppale leen ci ngir su ko defee ñoom ci seen bopp ñu mën leen daal di aar mu nekk ay masque yoo xam ne si jox nañ leen ko ay alcogel ak yeneen yoo xam ne si ànd na ci lépp loo xam ne si daal dafa war a mën a protéger ki nga xam ne moo nekk agent bi parce que dañu nekk ñoo xam ne si ñu exposé la ñuy doon kuy jëkk nekk malade daanaka da ngay jaar même su fekkee ne nag seet nañ ne amul benn structure léegi boo xam ne si mën nga fa dugg te defaluñ la li nga xam ne si moo nekk lavage systématique des mains maanaam booy dugg da ngay fekk ndox ak lépp daal di tegee da ngay raxas li nga xam ne moo nekk sa loxo ba pare dañuy jël li nga xam ne moo nekk thermophage également xool température bala ngay dugg pratiquement mën nañ ni structure sanitaire yi ci nekk yëpp daanaka ñu ngi koy def mais am na tamit yeneen structure yoo xam ne si dañ ci insister bu demee sax ba ci yenn itam képp koo xam ne si da nga fay dugg maanaam di nga montré dañ naan carte blanche maanaam di nga joxe sa carte d'identité ñu jël li nga xam ne moo nekk sa tur xam fan nga jógee xam li nga xam ne si moom nga fay def si parce que on ne sait jamais pour que ëllëgati ci biir xëy na waaneelu ñu njort daal di mën nañ ñi daal vraiment ñi ngi def kéemtalaay kàttan pour bañ rek li nga xam ne si moo nekk jàngoro ji dugg si on touche du bois ba léegi si amaguñu benn cas confirmé au niveau de la région mais daal gars yi ci loolu la ñu toll présentement jamono ji may wax ak yéen sax président conseil départemental bu Kaolack mi ngi itam hôpital régional moom itam daan di yóbbu dimbalam parce que structure sanitaire yi gis nañ ne ñoom daanaka ñooy ñi nga xam ne si ñoom ñoo gën a exposé jamono ji nag ci loolu la ñu toll Marie Rosalie maanaam daal fagaru woo xamee ne si bu mat lay doon def ay sensibilisation ci rajo yi nga xamee ne si ñoom ñoo ci nekk surtout rajo communautaire yi pour wax nit ñi ne bu leen dem ci nekk préfet bu Kaolack doon na wax ne nag daanaka mënuñu jël ab militaire wala ñu jël ab gendarme wala ñu jël ab policier teg ci gannaaw doomu aadama bu nekk kon moo tax li nga xam ne jëm na ci rassemblement yi nga xam ne si dafay am ci ay cérémonie familiale ak yooyu ñi ngi invité ñi nga xam ne ñoo nekk délégué de quartier yi mais aussi askan bi kenn ku ci nekk sa policier bopp nekk sa gendarme bopp lu mel noonu foo ko gisee rek nga daal koy teel a wax ko defee ñu daal koy dakkal maanaam daje yi nga xam ne ñun ñi ngi koy daje moom daanaka léegi mën nañ ne gisatuñu ko ci nga xamee ne si moom moo nekk kaw la marché bi moo ci def mais le matin il faut nit ñi daal fay dem daal di dugg ji mais bu 14 heures jotee tam marché boobu dañ koy daal di tëj maanaam duñu xaarati dañuy daal di tëj ko defee boo duggee présentement ni ci centre ville bi def ni wéyeen kenn nekk ci parce que kenn ci nekk dafay daal di wëlbatiku daal di dem li nekk couvre-feu bi nag moom jarul ma lay wax li nga xam ne si moo ci nekk parce que bu 20 heures jotee dootoo gis kenn koo xamee ne si ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi da ngay gis boutique yeeg fépp daanaka dafay tëj loolu daal mooy li nga xam ne si moom la ñu jël di ko sagaroo jàngoro ji pour l'heure nag je le rappelle amaguñu benn cas boo xamee ne si dafa confirmé au niveau de la région de Kaolack ñuy laal bant comme ni ko mag ñi di waxee loolu daal mooy li nga xam ne si moom moo am ci diwaanu Kaolack Marie Rosalie Ndiaye. jërëjëf Awa Thiaw ci leeral yi nga xam ne fësal nga ko tey soxal diwaanu Kaolack docteur dégg nga ko nee na li ma gën a jàpp ci li mu wax nee na préfet nee na mënuñu teg ci benn nit ku nekk sa ginnaaw teg fa gendarme wala takk der nit ku nekk yaa war a doon sa gendarme bopp doon sa policier wu bopp ndax loolu yépp lu ko waral moo di dafa am ay coppite ay changement ay règles yu bees normes yu bees yu ñu teg société bi war a doxee noonu bokk na ci poñ bi ñuy njëkk a waxtaanee tey loolu mooy tolluwaayu Sénégal tey indi leen ay distanciation sociale koo nekkal war ngeen mën a def 1 mètre te doo ko laal cet gu bëri moytu ñëpp bañ a wóolu kenn ci naam am na feebar beeg amu ko loolu yëpp mu nekk lu bees daanu ci kaw askan wu Sénégal xëy na am na njeexital askan wi nan la koy dundee ca lan la leen di yóbbu. alors merci beaucoup Marie li may njëkkee mooy ñu rappeler un peu li indi nouvelle règle yooyu noonu. parce que dañu toog ba. début mars fin février début mars ñu naan corona bi dina ñëw Sénégal dina fi agsi du fi ñëw mënul vivre ci suñu réew yi nga xam ne dafa tàng beaucoup de spéculation par rapport ak maladie boobu léegi bi ñu demee ba am le cas 0
mu am ay mesures préventives yu ñu jël li état bi jël chaque jour muy wax ak nit ñi am ay spots publicitaires yu ñu wane à la télé par rapport ak sensibilisation par rapport aussi ak précaution ak mesures yu ñu war a adopter pour ñu éviter propagation virus bi ci population bi. ñu dem ba ay bés ñëw bi ñu commencé am 10e cas bi ñu dem ne fermeture des écoles. ñu ne nañ def interdiction regroupement yi ñu ne regroupement yi au niveau communautaire au niveau de la religion yooyu yëpp ak lieu de culte yi rassemblement yooyu yëpp dañ koy aaye mu nekk nag lu bees loo xam ne suñu réew xamul loolu parce que sénégalais d'accord am na ñu nekk en famille monoparentale mais la plupart ay famille yu élargie la ñuy vivre peut-être fii Dakar loolu doo ko gis trop mais boo demee au fond du Sénégal si ay régions comme par exemple awa fi mu nekk ni au niveau de Kaolack rarement ngay gis ay benn famille yu kii mais famille élargie yu ñuy moom la ñuy gën a am famille bi nga xam ne am na yaay bi mu ngi fa maam bi mu ngi fa bàjjen bi mu ngi fa nijaay mu ngi fa loolu yëpp nag ñu xëy rek am ay mesures yu bees yu état bi indi dina xaw a am ay problème duma wax sax dina xaw a am day am ay problème parce que quand même adaptation bi dafay xaw a metti tuuti parce que sénégalais yi xamuñu lan mooy état d'urgence sénégalais yi xamuñu nga priver leen seen liberté parce que quoi qu'on puisse dire aussi l'état a le monopole du pouvoir waaye nag état bu demee ba jël ay décisions tënk ay décisions ñun tamit dañu war a ranger wu ci ginnaaw li état bi wax. Seulement nag décision yooyu nag ak nouvelles règles yooyu nag indi na ay problèmes parce que n'oublions pas que dañu nekk dans une société bi nga xam ne c'est normé d'accord mais ñun aussi am nañ wareef am nañ àq aussi ci suñu réew ci suñu gis-gis par rapport ak li réew mi di doxee. les règles yooyu nag bi mu ñëwee mu am ay mesures draconiennes noonu laa ko mën tuddee. yoo xam ne jël nañ ko surtout par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi doon wax ci non existence su maladie bi ñi nga xam ne ñu ngi doon def déni de la maladie parce que quand même foofu la problème bi yëpp commencé ñi doon wax population bi naan amul ay grippe la ay kii parce que ñooñu bu leen état bi stoppé wul woon kon duñu xam fan la kii bi di agsi tey bi ñu demee ba état bi stoppé noonu nag ñu gis xaw a am benn changement ñu am ay plusieurs cas yu bëree di ñëw ñu soo ko wax ne léegi nag il faut qu'on accepte que la maladie est là alors que au sommet il disait que la maladie était là mais ba tey amoon na une frange de la population bi nga xam ne mosuñ d'accord que ne maladie bi existe na maintenant nag nouvelle règle yi ñëw dina am benn soppeeku bu am soppeeku boobu nag na am lu positif comme aussi lu négatif si nekkini doomu aadama. Voilà. waaw kon nag dañuy fàttali auditeurs yi ñu dab ne ñu ngi suivre seen émission stop coronavirus ci Sud FM seen rajo mën nañu bokk ci émission bi joxe seen contribution wala poser question ci 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 jokkoo ki nga xam ne mooy suñu invité di docteur Rama Diallo Tall dégg ngeen ko sociologue la chercheur enseignante vacataire te université Cheikh Anta Diop tey ñuy waxtaanee règle yu bees yi nga xam ne moom la ñu indi ni ci société bi di doxee processus d'adaptation bi maanaam naka la ñu war a def ban yoon la askanu Sénégal nit ku nekk fi mu war a jaar forcé pour mën a nangu li nga xam ne ci jamono ji moo tënk réew mi docteur dañu jël ki nekk ci ligne bi ba pare asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay sëñ bi ñu ngi lay teewlu. maa ngi leen di ziar bu baax. ngi delloo ziar. allo. allo oui. waaw ñu ngi lay déglu. man maa ngi leen di teewlu bu baax dafa émission bi am na solo. jërëjëf. di diglu bu baax di leen teewlu nag. di leen di wax macha allah am na solo bu baax leer na. merci beaucoup. waaw motukaay yi ñu jël nag ñun ni ñu ko gisee mooy ñu jéem koo respecté rek jéem cee góorgóorlu bàyyi ko xel te xam ne lépp ñun rek lay aar. suñu intérêt rek la du intérêt état bi du intérêt kenn intérêt population bi rek waaw yaakaar naa li ñuy nekkee di wax bu ñu ci tënkoo rek suñu borom mën nañu ci waaw feebar bi stop corona bu ngeen di wax mu mëntee yàpp loolu rek mooy solution bi mooy li médecin yi di wax ñi nga xamante ni suñu borom def na ni ñoom ñoo xam mbir mi fi mu toll li ñuy wax ñu mën koo dégg ba mën a jaar ci yoon yi ñuy digal ba mën a mucc ci feebar bi ndax su ne yaakaar naa jommal na àdduna bépp jiital na ñëpp tamit waaye nañ ci ànd ko dal ànd ceeg respecté mesures yi nga xamante ni si jël nañ ko ci réew mi waaw loolu
loolu laa ci amoon xalaat maa ngi lay ziar bu baax na jotal émission bi. jërëjëf ñu ngi delloo ziar ku baax docteur dégg nga li mu wax nee na faw ñëpp respecté boobu yombul nit ki du xëy rek respecté wormaal li nga xam ne tàmm ko xamu ko bu ñu bëggee àgg ci loolu tey lan mooy jumtuwaay yeeg lépp li ci war a def. xam nga dañu nekk ci société boo xam ne 3/4 population bi même bu fekkee dañu jàng seen jàng demeewul noonu wala seen ñu am benn notion ci ni état di doxee. état décision yi muy jël. Parce que ñun ñi nga xam ne àgg nañ benn niveau mën nañ comprendre yenn décisions yi mais dañu toll situation ba nga xam ne il faut un discours boo xam ne day nekk terre à terre boo xam ne askan wi dañuy xam lu tax état bi xëy rek jël benn décision bi expliquer lu tax surtout explication boobu noonu moom la sénégalais yi di bëgg ñu wax li nga xam ne moom moo am sénégalais yi ñu comprendre ne buñ ne marché yi dañ koy tëj buñ ne école yi dañ koy tëj buñ ne commerce yi dañ koy tëj. jàkk yi buñ ne jàkka yi amatul julli. buñ ne cérémonie religieuse yi amatul kii buñ ne takk yi dañuy wàññi nombre de personnes yi assisté buñ ne même pour tudd sa doom 2 ou 3 personnes moom moo fay nekk foog ñu expliquer askan wi lu tax di yenn décision yooyu noonu ñu jël ko léegi nag état élaboré na benn plan d'urgence dem ne léegi couvre-feu bi 20h 6h du matin di nga dégg sax nit ñi naan pourquoi 20h 6h du matin xanaa virus bi moom guddi gi du dox mais état moo waroon expliquer pourquoi 20h ba 6h du matin. Comme ça nit ñi xam ne que heure bii nii lii moo tax heure bii ñu ne kenn dootul circuler oto dootul jógeeti dëkk ak dëkk tant que amoo autorisation mais foofu la sénégalais yi di loolu la sénégalais yi di xaw a ñaawlu tuuti askan wi loolu la ñuy xaw a ñaawlu aussi y a aussi le fait que boo xoolee ici au niveau de Dakar il y a eu une insouciance de ce couvre-feu là ba ñu am sax ñuy défier force de l'ordre yi dans certaines zones particulièrement à la Médina ak yeneen zones yi nga xam ne ki pourquoi ñooñu ñuy def loolu nekkul ne que gëmuñ ne maladie bi am na déedéet c'est parce que dañu xamul lan mooy couvre-feu dañu xamul lan mooy état d'urgence mais c'était l'occasion pour que discours yi ñuy analyser le discours des acteurs ñan ñoo war a waxal askan wi ne lii moo tax ñu def lii moo tax ñu ne leen policiers yi di circuler waru leen génne waru leen kii parce que quand même benn côté foog ñu jël en compte l'aspect communauté bu ñuy jël ay décisions am na certaines zones yi nga xam ne kër yi dortoir la rek parce que nit ñi bëri nañ bëri boo xam ne ci biir kër gi ñëpp bu nekkee ci biir kër gi rek problème dafay am place dootul am. promiscuité lay voilà promiscuité lay mujjee nekk te loolu yaa ngi gis ne ñu ngi ay rassemblement yi su fekkee da nga dugg benn kër boo xam ne y a plus de 50 personnes macha allah y a plus de 20 personnes yuy yeewoo ci kër gi ñoom ñëpp 20 heures nga confiné leen ci biir kër gi loolu ça pose problème maintenant nag ban alternative nañ mën a am par rapport à loolu je pense que au fur et à mesure ñuy discuter dina am ay jéego wala boog ay perspectives yoo xam ne mun nañ ko souligner par rapport ak loolu. yaa ngi wax aussi distanciation sociale bi état bi di wax. damay citer suñu benn prof bu def benn article professeur Sylvain Landry Faye moom liggéey na ci Ebola yu bëree liggéey na ci Ebola bi liggéey na aussi si yenn maladies yi nga xam ne c'est à caractère épidémiologique moom dafa ne problème mu distanciation distanciation sociale boobu noonu dina am problème fii suñu société parce que xamuñu loolu les gens vivent en communauté li ñu war a def kañ mooy def sociabilisation. C'est-à-dire que naka man laa mën a def ba aar sama waa kër te su ma aaree sama waa kër man aar naa sama bopp. parce que su ma nee sama bopp rek laay aar te aaruma sama waa kër maa ngi leen di bàyyi ñoo ngi génn maa ngi leen di bàyyi ñu nekk ci lu leen neex loolu ça pose problème parce que kiy dem moom mooy indi. léegi nag problème distanciation sociale boobu nag loolu la ñu war a xoolaat loolu la ñu war a discuter waat parce que Sénégal mooy même boo nee dama am benn maladie boo xam ne c'est contagieux sax. nañ ma baal si nga xam ne ñu ngi kii par exemple boo amee maladie bu mel ni tuberculose am na ñoo xam ne sax dañuy woote di la woon naa ne damaa feebar dama am tuberculose est-ce que doo ma seet si. Et pourtant kii am tuberculose
maladie contagieuse la moom dafa war a nekk sax en quarantaine en retraite et pourtant da ngay gis nit ñi ñëw di ko seet si di ko indil ay kii ni parce que amuñu conscience su vie solitaire non dañu tàmm vivre en communauté solidarité boobu nag mooy xaw a poser problème un peu si ak nouvelle règle yi ñu élaboré moo tax nag processus adaptation bi di xaw a doy waar tuuti. waaw am na beneen aspect aussi jël nga ko ci wàllu diine su ma jëlee exemple jàngu bi ñu ngi wax rek yenn ci labbe yi di wax ne li ñu digtal catholique yi respecté wuñ ko parce que dañu ne ku ci am dëj c'est la famille stricte moom dañu may mu dem cimetière amatul messe ñu def ab ñaan bu ndaw rek gunge ki ñuy denc waaye nee nañu li ñuy gën a seetlu boobaak léegi mooy c'est la famille africaine typiquement moom mooy ñëw ndax xëy na ñenn ñi dañu naan su ma demul day ñaaw ca laa bokk ak yooyu yëpp est-ce que fu mu nekk nii mën nañ ko jubbanti parce que am na yoo xam ne c'est déjà ancré est-ce que yaakaar nga ne dinañu am gain de cause ci yenn yi ci muy ci jàngu beek ci diine l'islam loolu la ñuy digtal ñëpp ku ci am dëj famille stricte rek dem loolu est-ce que yaakaar nga ne mën nañ ci àgg tey jii. xam nga dañu nekk ci état yoo xam ne ba tey impact colonisation bi dafa am kii ci ñun dafa am impact ci suñuy gis ci suñu décision yi ñuy jël je m'explique. buñ ne couvre-feu ñu ngi ko basé si li xewoon avant c'est-à-dire que fu mu nekk ni buñ ne couvre-feu contextualiser wuñu ko ak li suñu société di dund. buñ ne confinement ak semi-confinement aussi contextualiser wuñu ko ak ñun suñu société li ñu xam ak lu ñuy dund parce que li nga xam ne par exemple ce qui s'est passé en Chine ak en Italie particulièrement en Occident bu ñu nee confinement ñoom mun nañ confinement boobu warul nekk comme ñun suñu confinement parce que ñun fii pratiquement 90% de la population góor la ñuy def dañuy xëy suba bu ñu daanewul doole seen biir famille duñu lekk léegi nag am na yenn aspect yi nga xam ne dafa ancré ci ñun ba mun dindi ko du yomb. yaa ngi wax léegi jàng bi dafa ne bu dëj amee la famille restreinte mais comme li nga wax léegi soo warul dem fekkee demuloo danaan man kat ki gisuma est-ce que du ko jëlee neneen est-ce que du ko jëlee neneen c'est-à-dire que da ngay poser wu yenn question yi nga xam ne ba te leer na ne boo demee yaa ngi lor sa bopp parce que xamuloo ko fay dajeel. xamuloo si yoon bi aussi bi ngay dem bu dee yoroo sa oto bopp oto yi nga dugg kan moo nekk en contact avec la maladie parce que quand même ñu ngi am ay transmission communautaire te xamuñu transmission yooyu lan moo ko joxe moo tax. nag yenn il faut que sénégalais yi xam ne que buñ ne restez chez vous pour aar la mais pas pour interdire la pour nga braver pour interdire la nga def dara mais buñ ne toogal reste chez toi toog leen seen kër yi pour protéger la élément de protection la mais pas que ñu aaye la du interdiction comme ni ko ñëpp gisee man de état bi mënuma aaye li ma war a def dinaa ko def alors que état bi su waxee loolu c'est juste pour te protéger. protéger la yow protéger ñi nga nekkal protéger sa famille ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa wet ñi nga xam ne la famille qui est à côté de toi. waaw tey fi ñu toll nii xam naa ne randu xaju fi jël nañu état d'urgence ba pare am na ay mesures yu topp comme ni nga ko cité sànq. askan wi tàmmali nañ ko dund njaboot yaa ngi koy dund couple yaa ngi koy dund ba ci xale ndaw yi bëgg foo yi ñu ne la déet doo génn ñëpp a ngi koy dund loolu ban njeexital la mën a am ci suñu configuration famille ci suñu rapport yeeg xale yi seen gis-gis parce que xëy na ñu bari ci ñoom xamuñu sax li xew xam nañ daal ne sama yaay nee na duma génn duma dem boutique diw duma seet si loolu ban njeexital la mën a am. alors état d'urgence bi nag am na impact sur communauté bi. am na aussi impact ci famille yi am na aussi impact ci couple yu bëree bëri mais aussi dina am impact sur rapport bi ñu am avec nos gouvernants et avec nos religieux aussi parce que aspect boobu ñu bëri dañ koy fàtte. alors xale bi nga xam ne école bi fa jékki-jékki rek wàcc un vendredi un samedi décision génn ne école bi dañ koy arrêter pour 3 semaines mais c'est l'occasion pour que ñu revoiraat les mesures basiques
quand je dis mesure basique par exemple bu ñu nee hygiène temps yi yëpp yaa ngi gis ñuy wane ni ñu war a raxasee loxo loolu ñëpp foogoon nañ ne que raxas loxo benn yomb na mais boo gisee vidéo yi circulé boo gisee aussi ñi nekk ci système sanitaire bi nekk di wane naka lañ war a raxasee yan mesure lañ war a jël mais c'est l'occasion que xale bi wala ñi nekk ci sa biir kër ñi nga xam ne génnuñu ñu revoiraat les mesures basiques de l'hygiène maintenant par rapport aussi ak xale bi c'est vrai que ñun suñu dëkkuwaay dafa xat ñu bëre ci appartement la ñu dëkk appartement yi yaatuwul yaatu boobu à la limite bu amee balcon ci balcon bi ngay taxaw pour jël air après nga duggaat ci sa biir kër parce que xale bi tamit buñ nee génn amul da ngay garder sa doom ci biir kër gi par mesure de précaution léegi nag il faut foofu aussi ñu jéem a expliquer xale bi parce que xale yi léegi ñoom ñëpp mën nañ comprendre koy expliquer en des termes enfantins ne ko y a une maladie qui circule lii moo koy dindi ak lii moo koy dindi nga xam ne même bu demee même bu fowee ci biir kër gi sax ak say jouet balaa lekk di teg wala balaa muy dem naan ndox sax wala balaa muy fo ak keneen dina am réflexe dem raxas loxoom ba mu set loolu mun naa nekk impact bi nga xam ne mun na ko am ci xale bi y a aussi impact bi mu mën a am ci communauté bi tamit impact bu rëy la bu ñu jëlee les commerces fermeture boutique yi fermeture salon de coiffure yi fermeture salon de couture yi fermeture restaurant yi alors que ñooñu peut-être que dañu jël leb nañ banque wala leb nañ benn structure financière leb nañ ko weer bi dee ñu war a fay te toog nañ 15 jours wala plus de 2 semaines yi nga xam ne ñooñu liggéeyuñu ñoom aussi impact bi dina leen laal lool balaa may ñëw léegi rek sama benn tata ñu ngi doon waxtaanee ci loolu mu naan ma man sama salon dama ko tëj et pourtant fin du mois dama war a fay sama employé yi léegi ñun naka lañ war a def su fekkee ne état indiwul jéemuñu aider wala boog ñu jéem a xool naka la ñuy mën a lutter ñoom aussi seen côté ba maladie bi bu ñu stoppé maladie bi nga xam ne ñëpp askan bi ñëpp dinañ tirer profil si riposte bi ba dàq virus bi pour mu génn ci suñu réew loolu mën na nekk impact bi ñu am ci communauté ci côté financier beneen impact bi mu mën a am nag par rapport aux familles nañu jàpp ne famille yi beaucoup de gens vivent dans la promiscuité dans les groupes dans les foyers alors il faut que ñu jël plusieurs paramètres yi nga xam ne il faut que ñu jël ko en compte ay quartiers yu mel ni Roqu Jinne ou benn kër y a plus de 50 âmes yu fay yeewoo xam nga ñooñu 20 heures nga confiné leen semi confinement bi ñoom ñëpp ngi nekk ci biir kër gi mais loolu risque la parce que bu fekkee ne am na kenn ñaanuñu ko koo xam ne mu ngi ci biir ko te feebar mais kooku dafa risque de contaminer toute la communauté bi nga xam ne ñu ngi vivre ci biir kër gi alors que loolu la état di aay alors maintenant comment remédier à ça man je pense que c'est l'occasion pour que état tire leçon de tout ça bu ñu naan logements sociaux nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yellool mais pas ñuy bëgg di def kii partisan politique kii sama parti la bokk logements sociaux bu amee moom laa ko war a jox je pense que état d'urgence bii nii si li ñu nekkee nii c'est l'occasion que ñu tirer si profil si lu bëree et que état aussi jéem a def ay jéego par rapport aux couches vulnérables par rapport à ñi nga xam ne ñu ngi vivre vraiment dans la précarité naka la ñuy def ba génne leen situation ba genre maladie yi bu amee ñu jéem a xool naka lañ leen di mën a aaree maintenant par rapport toujours à la famille man je pense aussi que c'est l'occasion pour renouer avec les liens profiter ci moment yi nga xam ne yenn papa yi wala yenn yaay yi ñu ngi nekk ci biir kër gi en télétravail aussi pour partager ay repas avoir plus d'heures ensemble le soir car quand même nañ ko wax l'équation de l'embouteillage à Dakar pose problème da ngay gis même ñu bëree bu ñu ñibbee seen kër yi 21h ñu ngi fekk seen doom yi ñu ngi nelaw bu ñu xëyee aussi le matin assez tôt benn 30 minutes nañ am rek pour wax ak ñoom après dem le lendemain aussi la même chose les week-ends yaayee papa yi sonn ba nga xam ne ñi si toog as tuut di occupé wu si seen doom
as lu néew la maintenant nag c'est l'occasion si période bi ni nga xam ne ñu bëree bëri liggéeyuñu pour ñu jéem a resserrer les liens avec les familles ak couple yi aussi yi nga xam ne beaucoup ont du mal à vivre ensemble entre guillemets. Maintenant c'est l'occasion de réapprendre à vivre ensemble le fameux kii dañoo valeur muñalante c'est l'occasion pour l'homme surtout pour le mari mu mën ko exercer envers sa femme parce que chaque fois dañu naan nit ku jigéen ki moo war a muñ ku jigéen ki moo war a am yenn attitude par rapport à son mari mais maintenant nag c'est l'occasion nag nii ak mesures yi ñu jël nii nga xam ne il passe plus de temps ensemble que mu bara nekk le temps bi ñuy am mu nekk ay kii de conflit lii nga war a def waroo def lii mu nekk kii bi nga xam ne dañuy réapprendre à vivre ensemble et aussi resserrer les liens ñu aussi resserrer waat indiwaat yenn valeurs yi nga xam ne mu ngi amoon tendance aussi à disparaître. waaw docteur mais ba tey ci wàllu impact état d'urgence bi nii ak yenn mesures yi dëgg la ci famille c'est le moment de resserrer les liens mais est-ce que quelque part d'autre du nekk moment de conflit ndax nee nañu couvre-feu am na ñoo xam ne dañ doon liggéey ba guddi bu ñu wàccee 21h ci la ñuy am la nga xam ne mooy seen as tuut boo xam ne xëy na nañ ci mën a dem ba benn fan ñaari fan nga nar a ñibbi ci dëkkuwaay yi nga xam ne comme ni nga ko waxee c'est la promiscuité totale maanaam ñi nga xam ne daanoo sikk ak ñoom toog ñaari waxtu sax léegi tu es obligé nga toog ak ñoom xëy na ak sa xol bu tàng li nga bëggoon am amuloo ko pour un rien nga éclater parce que situation bi ngay dund neexu la sa reetaan bëggoo kii gis na ko loolu yépp tey naka nañ ko war a manager ci famille de sorte que lii bu mu nekk luy diviser famille mais luy gën a rattaxal diggante yi parce que ñu tàmmul gonal buñ leen forcer parce que comme noonu nga ko ni nga ko waxee sànq dafa mel ni ñoom dañuy dund lu ñu leen forcer di nga ko def forcer boo ci demewee ci vision boobu noonu rek dafa mel ni xëy na dinañ ko defee xol bu tàng te pour un rien ñu éclater nu ñuy def pour éviter loolu. alors ni ñuy def pour éviter loolu il faut que population bi ànd ak dal parce que quand même li nga amoon habitude di def bu fekkee ne defatoo ko frustration lay indi ci sa côté. am na ñi nga xam ne guddi nañ doon liggéey guddi lañ doon jaay bu ñu xëyee journée bi ñoo ngi nelaw guddi gi lañ doon génn dem jaayi ñëw du coup amuñu woon yenn nekk di toog en famille lu bëri alors naka lañ ko war a kii mooy ñu ànd ak dal parce que xam na ne que bu ñu nekkee ci biir kër yi bu ñu jéemee lutter pour stopper virus bi peut-être que dans quelques mois wala dans un mois xëy na sax du ko àgg bu ñu amatul benn cas ku ci nekk di nga mën vaquer à ses occupations ànd ak dal bi daal je pense que moom moo gën mais aussi bu ñu fàtte que état bi aussi dafa war a accompagner population bi ci loolu accompagner leen ci naka jéem a jël en compte yenn paramètres socio-culturels yi parce que am na yenn zones yi nga xam ne quand même couvre-feu bi ak semi-confinement bi sonal na leen trop comme li nga wax source de conflit lay nekk parce que bu fekkoon ne benn famille bi nga xam ne ñi fa dëkk juboowuñu woon alors qu'ils sont obligés de cohabiter de 20h à 6h du matin kii a ngi déglu rajo kii mu ngi taal télé kii mu ngi ci WhatsApp bi kii mu ngi seetaan YouTube yaa ngi may déranger lu tax nga yuuxu doo wax nànk yaa ngi wax téléphone yooyu yépp ay kii nga xam ne mun na nekk source de conflit dans les familles maintenant nag ku ci nekk nag chaque Sénégalais bu àndee ak dal par rapport à soi te xam ne lii jaar-jaar la que dinañ ci génn mais pour ñu génn ci nag il faut que Sénégalais bu nekk jéem a def ay jéego boobu nag mooy rester chez soi et aussi respecter les mesures de préventives que yu ñu état bi wax ne nañ ko def xam naa nag du yomb ci ñenn ñi. parce que ànd ak dal ci góorgóorlu quand même koo xam ne guddi la doon liggéey guddi la doon dem di jaay bu jaayee ba pare bu ñëwee indi jox jabaram mu dépensoo nga privé ko ne ko doo liggéeyu guddi gi
da ngay teel a tëdd mais kooku bu xëyee suba lan lay jox jabaram xam nga loolu mun na indi frustration. mais yëpp rek nañu ànd ak dal. waaw ànd ak dal boobu nag mooy après nag ñu jéem a trouver une alternative ku doon liggéey guddi nga xool léegi journée bi léegi naka nga koy liggéeyee loo doon def de 20h à minuit nga jéem a xool léegi journée bi lan ngay def noo ko mën régler comme ça 20h nga mën a ñibbi sa kër et puis aussi nañu muñalante. dëkk parce que dëkk moo mel noonu dëkk neex na neexul parce que même ak sa doom sax boo xoolee yenn saa yi ngeen am yenn kii de conflit mais c'est l'occasion nag ñëpp ànd ak dal être à l'écoute de l'autre respecter aussi l'autre. maanaam tirer le meilleur avantage de ce semi-confinement. voilà tirer le meilleur avantage. waaw 88 628 98 98 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission xëy na. ndorteel la rek waaye ñëpp njort nañu ne ñëpp dinañ mën a dem ba finalement ñu adopter changement yi xëy na dinañ dem ba set sax dafay nekk lu automatique lu systématique ci nit ñi bu fi feebar bi jógee dinañ dem peut-être ba yenn mumbaay yi ñu doon def ak yooyu yëpp nit ñi dinañ dem ba gis ne xëy na ils peuvent s'en passer dina am benn changement de comportement boo xam ne xëy na day wëy lii nii nga xam ne moom la sénégalais nekk di dund dans la durée yow ci sa gis-gis bu ñu génnee ci lii nii ndax luy wéy la luy sax ci ñoom wala dina am leneen lu mu jur lu ko nuru wala dañuy delluwaat ba tey ci seen yeneen habitudes yi. xam nga nekk dañu nekk ci réew bi nga xam ne dafa xaw a doy waar tuuti excusez-moi parce que il y a peut-être bi bateau la Joola amee. plus de 1800 morts am na ay mesures yu bëree bëri yu ñu jëloon. mais quelque temps après au bout d'une année est-ce que sax àgg na une année ñu changé. ñu commencé changer bus yi di surchargé car rapide yi di surchargé nit ñi nekkaat encore ci lu leen neex mais je pense que cette fois-ci bu ñu génnee ci lii leçon yi ñu ciy tiré c'est l'occasion de faire un grand bond wala boog l'occasion que ñu delluwaat ginnaaw ba faaw. parce que dina am changement le changement social franchement est inéluctable. Le changement est vraiment inéluctable cette fois-ci. Pourquoi? Parce que pourquoi changement bi par rapport au couple le changement sera moindre parce que on n'a pas les mêmes réalités. ñu jël auditeur bi nekk ci ligne bi. waaw asalaamaaleykum. bon les malades ont déserté les hôpitaux quoi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy woote. man Boune laa woote quoi. waaw ñu ngi lay teewlu. Ibrahima Fall quoi. waa kay Ibrahima ñu ngi lay déglu. bon ce matin là. J'ai entendu le docteur, un médecin là, se déclarer que les malades ont déserté les hôpitaux quoi. Bon, à ma seule crainte que il y a certaines maladies chroniques là. Bon, et parfois le sida, etc. Et oui. Maintenant, si les malades continuent à déserter, est-ce que les choses là ne vont pas s'aggraver quoi? Surtout, on est en période de coronavirus. Les gens se basent toujours sur le coronavirus, quoi, la sensibilisation, quoi. Maintenant, comment il faut faire pour encourager certains malades là, qui ont des maladies chroniques d'aller remplir leur rendez-vous, quoi. D'accord. Ouais. Notre invité va tenter de répondre à ça, docteur. Merci beaucoup Ibrahima Fall. Docteur balaa ngay ñëwaat rek ci sa poñ boobu nga doon wax ci couple yi ak changement de comportement yi impact yi résultat ce qu'on aura appris de ça moom bu yàggul dara waa SAMES wax nañ ko nee nañu les autres patients dañu commencé déserter hôpital ku ci feebar am rendez-vous sax da ngay ragal a dem faju parce que yaakaar nga ne fa nga ne fa boo demee di nga fa fekk ku am coronavirus ba ñu njott sax ne xëy na bu ñu continuer nii comme amatuñu recette gars yi ñëwatuñu pour dagg billet weer bu dee hôpitaux yi dinañ am problème pour fay fajkat yi moom crainte am mooy bu ñu continuer nii ñi feebar bañ a dem faju ragal te amul sensibilisation est-ce que ñooñu seen feebar au moment où ñu ngi faj coronavirus buñ ci génnee est-ce que yeneen feebar yi du gën a aggravé wu ñi yor feebar yu chronique yeeg te nar a def ay suivi régulier bañ a dem est-ce que du indiwaat beneen problème. ci côté boobu noonu je pense que le ministère doit communiquer. parce que ki nga xam ne am na maladie chronique loolu mënul xaar alors pourquoi ne pas aller dem ci rendez-vous bi mais seulement ce qu'il faut prendre en compte mooy mesures yi nga xam ne teg nañ ko
su fekkee ne amuloo gel bi nga xam ne ñu ngi ko naan ba boo ko defee boo amul ndox mun nga ko utiliser. Il faut juste prendre les précautions wàññi nuyoo bi. boo demee nga wàññi nuyoo bi respecter aussi distanciation bi ñu wax loolu mun la tere dem ci sa rendez-vous. boo ñëwee nag yëre yi nga soloon sax boo ko mënee simmi nga simmi ko parce que xamuloo ci yoon bi. kan ak kan nga nekkoon en contact nga raxasu ba mu set boo mënee sangu sax nga sangu. je pense que loolu amul problème par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi am ay maladies chroniques parce que quand même bu fekkee da nga ne hôpital bi su ma demee mun naa fa attraper corona alors que yow sa maladie. mënul xaar. loolu nag yaa ngi mettre sa vie en danger. te xamuñu état d'urgence bi. xamuñu kañ la feebar bi di génn ci réew mi kañ la état d'urgence bi di jeex xamuñu aussi kañ la feebar bi moom daal li nga xam ne daal aaye nañ ko mooy yi nga génn bi nga xam ne c'est pas utile mun nga ko kii. bàyyi wàññi génn inutile bi mun nga ko wàññi mais bu dee nag pour dem faju ji nag quand même. surtout yenn maladie yi boo koy traîner man je pense que mun nga dem jël sa ay précautions respecter li ñu wax mesures yi nga xam ne wax nañ ko nga dem ci sa rendez-vous tranquillement boo ñëwee nag nga raxasu kii et puis sa xel dal. waaw dañuy dem ba Touba jël suñu correspondant ba fa nekk Tuuti Sey asalaamaaleykum Tuuti. maaleykum salaam Rosalie. waa kay Tuuti lan nga ñu mën a xamal ci xibaar ci tolluwaayu feebar bi ci diwaanu Touba. waa li ñu mën a jàpp rek Rosalie dama bëggoon dooree rek ak dem ji foofu nga xamante ni foofu la tolloon sànq muy lu jëm ci wàllu ñi nga xam ne dañuy faral di amee maladie chronique yi parce que loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci structure sanitaire yi ci ay bés bi ñu génn doon nañu ko wax ci nga xam ne moom mooy ci Touba. di wax ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi dañuy gis de plus en plus dafa mel ni dañuy bañ a dem ci fi nga xam ne moom mooy barabu fajukaay yi ndax peut-être feebar yi am. alors que ñoom dañoo am ay feebar yoo xam ne dañoo war di dem ci bërëbu fajukaay à tout moment ñu leen di seetal seen yaram bu ñu toogee ci kër yi ñooñu dañuy daw feebar bii di coronavirus mais leneen mën na leen a sonal muy feebar yi nga xam ne moom la ñuy traîner te ñoom nee nañu li nga xam ne ñooy structure sanitaire yi gis nañu am na sécurité parce que lépp loo xam ne dañ koy def ci wàllu hygiène ñoom matal nañ ko de ce fait ki nga xam ne moom mooy patient bi mën na dem ci bërëbu fajukaay bi ci fajal ko yaramam te du am dara lu muy ragal dara lu muy tiit ndaxte dispositif bi nga xam ne moom moo war yëpp def nañ ko ci bërëbu fajukaay rawatina ci fi nga xamante ni moom mooy ci hôpitaux yi leneen li nga xam ne également mën nañ ko jàpp ci wàllu li nga xam ne moom mooy feebar bi ñu ngi wax ni fan yi ñu génn gis nañ ni nombre de cas yi doon na wàññeeku dañuy dem wax ni fan yi gisatuñu woon ay cas waaye ñi nga xam ne mooy autorités yi nee nañu loolu du tax ñu tëdd nelaw ba yandoor parce que feebar bi mu ngi fi ba léegi te am na ci ñoo xamante ni ay porteurs sains lañ peut-être ñu ngi ci biir nit ñi kenn xamagu leen teewul ba léegi ñu ngi def li nga xam ne moom mooy suivi bi ñi nga xam ne ñooy contact yi également ba léegi ñu ngi leen di topp ngir mën a xam ba xam ñoom na la ñuy mujjee ñi nga xam ne nag ba léegi ñoom ñoo nekk sous traitement aussi ñu ngi leen di toppatoo li nga xamante ni moom mooy noonu la waree jëm ci wàllu mesure d'hygiène individuelle yi nit ñi ñu ngi koy respecté de plus en plus li nga xam ne moom mooy mesure d'hygiène collective bi nag gis nañ ni fi nga xam ne moom mooy Touba am na ay opération yoo xam ne amal nañ ko fi ci lieu public yi ci mel ni marché yi par exemple fay tëjoon nañ ko ay waxtu désinfecté ko nettoyé ko ba muy reprendre ba fi mu nekk nii sax ñoom bu ñu jaayee ba 16h dañuy arrêté li nga xamante ni moom mooy activité yi également ci wàllu transport bi tamit Rosalie am na matuwaay yoo xam ne maa ngi ko doon wax ci édition yi la ñu génn jël nañ ko ba mooy tere li nga xam ne moom mooy yëpp nombre ci biir oto yi moo xam taxi bi la moo xam oto Mbàkke Touba yi la moo xam bus yi la ba mu amoon ñu bëri coono yoo xam ne ñu ngi ko doon jànkoonte parce que ñoom dañoo mujjoon yokk paas yi triplé ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di jël oto yooyu ba jafe woon lool ci ñoom waaye mel nga ni ñoom ils sont revenus à de meilleurs sentiments ñu ngi continuer nànk-nànk di def li nga xam ne moom ni moom lañ leen wax muy yemale nombre yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir oto yi kon Marie-Rose loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mën a jàpp ci situation bi fi nga xamante ni moom mooy Touba ci jamono yi ñu toll. jërëjëf Tuuti Sey docteur ma jàpp rek ne comme ni ko suñu correspondant bi waxee kon xëy na ministère am na liggéey pour woo ñëpp ñi feebar nar a faju ñu bañ a toog xaar bañ a am lu ñuy ragal assurer leen ne kaaraange am na fa yàlla le dispositif de prévention kon seen wér-gu-yaram warul xaar ndax xamuñu fu ñu jëm ak feebar gi pour le moment sànq ci li ñu doon wax nga ne xëy na Sénégal bu ñu jógee fii faw ñu soppi doxalin ba faw wala ñu randu bañ a am changement ba faw nga dem sax ba ci dugal njaboot yeeg couple yeeg yooyu ñu ma bàyyi la nga wéy ci voilà maa ngi doon wax ne que changement social bi dina am impact dina am bu baax a baax waxuma sax si
ci côté couple yi parce que côté couple yi changement bi sera moindre mais changement war a am ce sera par rapport à nos rapports sociaux qui seront redéfinis ci naka rapport bi ñu amoon par rapport à nos religieux parce que Sénégal dafa amoon dañu toll ba tey sax dañu toll foo xam ne ñun ñëpp dañu am ànd ak gëm-gëm. ñun ñëpp dañu am ci ku ñu jokk mais da nga doon dégg par exemple man de feebar bii nii bu ma ko amee wala boog man lii bu ma dalee. bu ma demee ñu jël auditeur bi nekk en ligne après ñu àggaliwaat. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va bien. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. man maa ngi tudd Abdou Youb maa ngi wootee. ñu ngi lay teewlu Abdou. donc je voudrais d'abord féliciter en fait docteur. donc Abdou nuyu naa la bu baax a baax. donc docteur maa lay nuyu bu baax. ani waa Mbour ba ñu ngi ci jàmm. waa ñëpp a ngi ci jàmm kay alhamdulilah docteur. naka maladie bi foofu ak ni ngeen di defee riposte bi. waa fii ça va nit ñi ñu ngi confiné wu et puis force de l'ordre également ils font le travail comme ils doivent le faire. Alhamdulillah. maa ngi lay remercier bu baax a baax. donc vous le méritez quand même. merci beaucoup merci. merci docteur. merci beaucoup. waa kay docteur nga woy yaa ngi doon wax rapport bi ñi doon am dina changer Alassane mu may ne am na benn appel bu ñëw xam naa mooy nekk bu mujj bi comme ça ñu bàyyi la nga wéy ci waxtaan wi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay mbokk mi noo tudd wala fooy woote. maa ngi tudd Papa Ibrahima Dia. waaye nag ñi ma xamal ci tur woowu ci Sénégal bariwul fii lañ may wooyee. li tax may wax nag rajo moom wax ci dafa am ñaari nit yu ci war a wax. ñëpp ci war a wax surtout ñëpp a ko bokk. waaye kii sàmm nawleem yiy déglu. sàmm lu mu wax luñ ko xeebe parce que liñ koy xeebe mooy mën na jum waaye moom li muy wax jaaduwul rafetul wottul kaddu gi te li muy wax it du dëgg. parce que monde bi moo xat waxuma la ak nag Sénégal. xamante nañu bu baax a baax surtout ñun mag ñi. dama bëgg a wax dañuy wax ci couvre-feu du bi tey la fi am te yi fi daan am bokkul ak bii. parce que yooyu politique la woon. wante bii lu concerné ñëpp la. te waaye nañu dimbali doomu jàmbur yi faj. lu dara sax ñu dimbali ñuy faj. wante nag dama leen di dellu ginnaaw tuuti wax leen ni leen yàlla suñu borom subhanahu wa taala. may dégg Cheikh Tidiane fii yàlla na ko lépp lu ñu yaakaar ci lu ko yàlla di may ëllëg yàlla na ko may lu ëpp suñu yaakaar ak képp ku ñu yaakaare. muy wax ni yàlla yenn saa yi ñu ne dafa soxor waaye yàlla tëral na fi yu bari yoo xam ne day lor doomu aadama ak ni mu bëggee doomu aadama bàyyi ma sax boo ko sonalee sax mu ne la ci lakk. maa ngi leen di rappeler dama xamul 61 xaw ma 62 la mais daal après 60 la maa ngi Dakar ci 6 ans Thiès waa ak may dégg samay mag yeeg samay morom yi 63 ans mais ñu ma mag fopp a ngi foofu te xam na. benn commissaire rek la woon na robb 60 da doon muur oom kon boog nañu jël décision ferme parce que lii bu ñu ci jógul ñun xamante nañu dañoo dëgër bopp. man rek am naa mbokk moo xam ne bërki démb rek da doon jaay ay affaire taxaw ci tali bi nii di ba xale yi jàpp ko génne mën a man maa ñëw mujj intervenir nañu jël décision ferme. bu ñu waxee ni man nii di wax ak yéen maa ngi am feebar yi gën a garaaw ci feebar yi sama professeur moo déggoon léegi sax day waaru parce que defoon nañ damay génn adduna bu yàgg waaye feebar dafa métti. nañu bàyyi suñu bakkan bi ñu topp rek bu leen di raay nit ñi. parce que démb dama téléphoné du mu wax dëkk ba nag bala ñuy indi alkaati yooyu wala gendarme yooyu problème ñu ne ñun ñu ñuy dóor ba léegi mën leen c'est bien parce que feebar bi yow amuloo foo denc nit ki. waaye policier bi gendarme bi doomu jàmbur la du tatafu nit ki mu wàll ko. du ko yóbbu police ba kaso yi comme ñooy génne ay junniy nit kay donc du dem kaso ba. tribunal comme ñooy bañ a def audience du dem ci kii ba. ma ne solution bi mooy nañu am rigueur ferme. dañuy wax naan bu ñu waxee bu ñu tëjee nit yi ñu génn du ñu lekk bañ a lekk
dañuy lekk soom bi rek da ngay lekk ça dépend ci la ngay lekk am na ñuy lekk soom bi léegi am na ñuy def benn repas am na ñu ci dul jaar. billahi wallahi taalaahi sama feebar bi yóbbu na ma may gëstu fenn foo xam ne garab yi may wax ci wàllu garabu olof ak chinois dem naa dëkk boo xam ne du ñu lekk. dama yaram dafa daw sax fii ma nekk nii ñu ngi may dégg samay naw lañ ma dégg dama ñëw fii sax wër kër yi pour mu am mbubu yi ma yóbbu parce que dama gis kenn koo xam ne dafa boot woddu ween yi yëpp nag ci biir ndax mbubu nañu wallaay nañu jël décision ferme yàlla moo ñu gën a kii te sëy moo yónni yoon ci yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu ni feebar bu génn ci dëkk na nit ñi toog ci seen i dëkk ndegem tubaab yi gëmul dara ñoom ñi am nañu ci gëm nag ñi gëmul yàlla sax waxuma la na parce que catholique gën na yàlla ñun gëm nañu yàlla ñun jullit yi waaye ñi gëmul dara sax ñu ngi tiit di kii ni rigueur rek moo ko fiy génne amul leneen lu ko fiy génne yàlla indigu ko yàlla nag mu ñu wax ni moo ko indi pexe bi fi xam nga dañoo tooñ yàlla ci soo yàlla mu pexe tubaab yeeg américain yi sax mën na nekk parce que dañuy tooñante di def lu ne surtout ñun ñi néew doole ñi néew doole nag leen gestu ñi néew doole bu dul woon feebar bii sax nit ñaa ngi fi duñu lekk duñu faju maa ngi leen di wax waxu faju dama am paas bu ma fajo ji dama am cancer de prostate su kii dama mën a am lu ma demee defi ji analyse bi ma wax parce que da ngay dugg taxi da ngay fay ça te revient au moins à 100 000 francs faju beeg transport beeg affaire dimbalante nag am na Sénégal wallahi taala parce que fi may tëdd la ay xale yoo xam ne mosuma leen a jëndal tàngal mag leen lool ñu may yónnee xaalis bu bari te mosuma leen a defal dara loolu am na Sénégal c'est-à-dire daa bariwul rek nañ jël liggéey bi man daal nañ jël yëpp jërëjëf commissaire kan daal mi nekkoon Thiès samay naw la ñu may dégg kenn ñu ne wuloon sol robb 60 ab commissaire rek la ci dëkk waaw yàlla nañu yàlla yokk jàmm maa ngi déggul amiin wante xam naa daal affaire bi garaaw na garaaw boo xam ne bu ñu ko yombal bu ñu ko raayal man nii waxatuma pour sama bopp damay wax pour sama sët yi et cetera man nii bis bu ne ma defee ne tey laay dem yàlla nañu yàlla yokk jàmm amiin papa ñu ngi lay ñaanal aussi bu baax a baax parce que Alaaji Malick moom moo fi gën a mën a génne feebar bi yàlla nañu ko yàlla génne amiin changé nag jikko yi ñu jóge fi rek jikko yi changé yàlla dafa ñu mere de xasante ci rajo bi rek waxante lu ñaaw allahu akbar yàlla nañu yàlla jërëjëf baax na jërëjëf Dia jërëjëf yal na la yàlla may wér yow aussi jërëjëf Dia amiin am na solo trop contribution bi ñu wéy rapidement ci li nga doon wax ne li war a soppeeku ci suñu rapport voilà suñu rapport li war a soppeeku mooy les rapports sociaux seront redéfinis rapport bi ñu am par rapport à nos religieux parce que foogoon na ne que lépp loo mënti kii bu la sa sëriñ ñaanalee nga génn ci situation boobu mais maintenant les gens commencent à prendre conscience que le religieux ne peut pas détenir tout le monopole kii ñu ngi commencé bëri di changer suñu rapports sociaux aussi bi ñu am par rapport à la communauté parce que quand même que 20h ba 6h du matin temps bu bëri na bëriwul comme ñu ngi ko doon waxee léegi rek ku nekk bu ànd ak dal rek di nga mën vivre ak koo xam ne peut-être ça fait plus de 10 ans waxu leen koo xam ne ça fait plus de 15 ans waxu leen maintenant c'est le moment de resserrer les liens parce que quand même bu ñu jëlee exemple si Corée par rapport ak Chine par rapport ak occidentaux ñoom le fait que ñu ànd ak solidarité ak seen population ànd ak solidarité ak seen gouvernants yi moo tax le nombre de morts foofu noonu bëri ils ont réussi à maîtriser la maladie te ñun je pense que loolu buñ ko essayer adopté ñun ñi ci suñu réew yi rek loolu dina mën a nekk parce que quand même protéger sa prochain mooy se protéger soi-même kon nag yenn kii yi ñu doon def daal man je pense que li état bi wax li état bi di recommander daal bu ñu ko jëlee en compte maladie bi dinañ ko mën a stopper dina am aussi rapport redéfinition rapport ak nos gouvernants parce que léegi lu bëree dina dem ba changer par rapport ak suñu gouvernants yi parce que bu ñu jógee ci lii état bi dina xam fan la priorité yi nekk fan la priorité yi nekk dinañ gis ne que si côté santé bi la renforcer suñu plateau technique sanitaire
yenn maladies yi nga xam ne mënuñu ko kii ñu renforcer matériel yi comme di suñu papa bi doon wax léegi. ba ñu mën a jël prise en charge maladie yëpp parce que quand même depuis bi maladie bi commencé les Sénégalais ont dégagé beaucoup de fonds de solidarité. si loo xam ne bu ñu ko defoon si yeneen maladies yi abaan na sax maladie yu bëree dinañ mën a dominer seen maladie dinañ mën a am lu ñu fajoo gratuitement mais bu ñu jógee ci lii je pense que bu ñu demee ba stopper corona bi ba propagation amatul nañu jéem a ëlbatiku ñu demalee aussi les couches vulnérables. waaw couches vulnérables yooyu surtout xale yi surtout les enfants de la rue. waaw xam naa sax foog ñu souligner point boobu parce que ñu ngi doon wax ne que dinañ retirer xale yi ci mbedd bi te tout à l'heure maa ngi doon dégg sa correspondant bi nekk au niveau de Kaolack ne xale yi même bu ñu leen am na ñoo xam ne delloo ngi leen seen famille am retour au niveau de la famille si on sait que au Sénégal reer bi 20h 21h la taalibe bi doon génn du yelwaani heure boobu noonu boo ko téyee ci daara bi amul lu mu lekk. te foofu alternative amul xale bi nu muy def kon dafay fanaanoo xiif. kon nag na suñu ñi nga xam ne ñoo mën dimbale esprit de solidarité ñi nga xam ne ñoo mën dimbale néew du doole yi nañ ko def esprit de solidarité bi nga xam ne ki nekk sa koñ tey añ na mu leer ne kii du reer déema la xool ñoo ko dimbale je pense que bu ñu ñëwee ci aspect yooyu rek bu ñu essayé kii aspect yooyu rek dinañ mën a dem de l'avant essayer ñu xool ni ñu vaincre maladie bi dimbale aussi askan wi je pense que loolu ay points yu essentiels yoo xam ne je tenais vraiment à les souligner. kon nag docteur Rama Diallo Tall dam lay remercier ci sa disponibilité waxtu wi dab nañu waxtaan bi am na solo ci lépp li nga fi wax yaakaar naa rek ne dina jur njëriñ ci suñu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi doon déglu ak it kilifa yi nga xam ne mën nañ ci jàngee dara comme ni nga ko waxee tirer ci ay perspectives côté santé côté social ak yépp dañuy gërëm Alassane Wade mi féete woon ci machine bi doon jël appel yi docteur ngir tàggatoog askan wi rek lan mooy sa kàddu gu mujj boo leen di soññ rek ngir ñu gën a muñ te gën a mën a dund li nga xam ne mooy lu bees lu ñu teg ci askan wi. di la remercier ci invitation bi di remercier aussi auditeurs yi ñu doon déglu di remercier aussi le groupe socio anthropologie UCAD sociaux parce que ñoom aussi seen côté ñu ngi def ay jéego yu rëy di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon nekk di ñu déglu di ñu ak ñi woote di ñaax rek sénégalais yi nañu ànd ak dal que nañu toog suñu kër yi nañu respecter mesures yi nga xam ne moom la état bi souligné te incha allahu rabbi loolu yëpp buñ ko respecté dañ jéem a daan virus bi ba mu génn suñu réew ci jàmm. maa ngi lay remercier bu baax a baax di remercier aussi auditeurs yi. jërëjëf maa ngi leen di jox dig daje ëllëg bu 16h jotee dinañu waxtaane waat lépp lu laale ak feebar bi ci seen émission stop coronavirus.